ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. vidéo tay bi nag vidéo taxaw seetlu la ci benn mbir boo xamante ni mi ngi xewee Dakar yaakaar na ni ñu bari ci yéen jot nañ ko dégg à travers journaux yeeg sites yi ba benn xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Iba Thiam ñàkk ci bakkanam. d'ailleurs daañu revenir ci mbir yi naka la fa demee ci guddi googu noonu la fa jotoon xew ak la ca topp ak ay version yu wuute doomi aadama yi nga xamante ni ñoo ko teewe woon parce que li compliqué ci dossier bi mooy même doomi aadama yi ko fekkee woon bu kii waxee jaar ne keneen wax jaar fële bu ñu sukkandikoo ci premier élément wu enquête yi. sérieusement nag bëgguñu ci woon def vidéo malgré yenn demandes yi. lan moo tax parce que dañu jàppoon ni c'est une affaire privée maanaam ab groupe doomi aadama ñoo dajaloo ci bërëb bu kenn yëgul di def lu ñuy def te amaana ñun ñuy wax ak yéen amuluñu solo yéen itam bari na ñoo xamante ni yitteelu leen maanaam seen affaire personnelle la nañu assumer toutes les conséquences. mais li yoo ko tax ñu def ci taxaw seetlu mooy dañu seetlu ko ni bi mbir mi éclaté dafa am benn bataille médiatique entre ay sites web maanaam ñoo xamante ni dañuy essayer di wut ku ñuy setal ak ku ñuy tuumal wala di protéger nit ndax lan doomi diw la wala am na fenn fu ñu jaar ak ñoom. mu mel ni itam dafa am benn ci askan wi bu ñu naan toog leen seen kër jàngoro jaa ngi law bu ngeen génnee ñu duma leen am beneen partie ci askan wi boo xamante ni ñoom ils se permettent def lu leen neex ci biir réew mi parce que seeni baay ay milliardaires lañ di doxantu à n'importe quelle heure ci réew mi ci période couvre-feu bi. parce que li ma leeral mooy ndaw si nga xamante ni moo ñàkk bakkanam yàlla na suuf woyof ci kawam d'après ci témoignage yu doomi aadama yi ñu teg loxo mi ngi yegsi woon ci appartement bi à 22h maanaam couvre-feu bi tàmbali na ba tegal ñaari waxtu. donc loolu lépp mérité na ab taxaw seetlu donte du ñun ñooy jàngal ñu yor dossier bi seen liggéey mais wareef la ci ñoom bu ab sénégalais wala ay sénégalais défier autorité parce que ñoom dañu défier autorité ci lu bari dañu défier autorité ci dajaloo te ñu koy aaye jamono ji dañu défier autorité ci bañ a toog seen kër ci période couvre-feu bi te doxuñ farata doxuñ sunna lu dul nekk ci seen yi fi caaxaan dañu défier autorité ci jëfandikoo sinébar dañu défier autorité itam ci non assistance à une personne en danger maanaam nit ki nekk ci diggante dund ak dee nga ba ko fa daw. dañuy revenir ci tënk naka la fa mbir yi demee ci guddi 3 jàpp 4 avril ci benn résidence bu nekk Almadi ñu koy woowee Garden Park pour ñi nga xamante ni dégg rek la ñu amoon ci mbir mi. ay jeunes la woon yoo xamante ne nii daanaka la plupart seeni waajur ay hommes d'affaires lañ yu organiser woon benn soirée privée ci benn appartement wu résidence bi ñu leen wax léegi ñu ràññee ci ndaw si ñàkk bakkanam muy Iba Thiam Dame Amar ak benn copinam boo xam ni nationalité française la ñu koy woowee Alia ku ñuy woowee tamit Loutiba Diadjetal di serveur ci benn hôtel bu ñu naan Pullman keneen tamit ñu koy woowee Fatima ak beneen doomi aadama buy wuyoo ci turu Neex. leneen aussi li mata leeral te ñu bari doon ci posé wu question mooy kan moom appartement bi ñu nekkoon appartement bi Dame Amar moo ko luyee woon ngir copinam bi nga xam ne moo jógewoon France di wuyoo ci turu Alia mu fa doon dem de temps en temps puisque moom dafa am soxna jarul ñuy ñëw ci identité wu soxnaam parce que moom yoonam nekku ci mais leeral bu ndaw la rek pour xamal nit ñi appartement boobee nga xam ni ñu bari ñu ngi doon jiiñ ne diw wala diw moo ko moom mais ci leeral d'après enquête yi moom Dame Amar moo ko luyeeloon benn copinam bu jógee France. donc moom Dame Amar moo jox rendez-vous ay xaritam ci bésu vendredi 3 avril à 18h ñu ñëw ci appartement bi pour benn soirée privée ndaw si ñàkk bakkanam après moom mi ngi yegsi à 22h ci appartement bi fekk boobu couvre-feu bi tàmbali na. la ñu nekk woon ci appartement bi nag jarul ñuy dellu si yenn faits yi parce que comme ni ñu koy waxee nekkul woon des choses catholiques maanaam ay mbir yu tegginewul la en tout cas doon nañ fa def seeni jëf junj doon na borom xel. waaye itam doon nañ fa jëfandikoo sinébar bii di cocaïne bi nga xam ni bokk na ci drogue yi ëpp doole ci xeetu sinébar yi. léegi nag diggante 0h jàpp 2h du matin fekk daanaka ñu bari ci ñoom yëg nañ maanaam jëfandikoo nañ sinébar bi ba xamatuñ fi ñu nekk la liy xew am maanaam ci la Iba Thiam defee li nga xam ne mooy overdose. overdose boo ko déggee mooy nga jëfandikoo dose bu bari ci drogue ba mu jural la ay trouble mën na jàpp sa yax mën na di la loxloo. mën na di teeloo sa xel dem sax ba lay wàcculoo au pire des cas maanaam boo amul ku la teel a wàllu mën na jur arrêt respiratoire maanaam dootoo mënati noyyi bu baax
et ci kaw Iba Thiam bi d'après témoignage yi nga xamante ni ñaka teew woon wax nañ ko ba ñu jàkkaarloo enquêteurs yi même symptômes yi la présenté parce que dem na bay wàccu deret amul wàllu ba 1h du matin la ñàkk bakkanam. léegi nag ci période boobu noonu maanaam bi muy def overdose lan moo xewoon c'est-à-dire lan moo nekkoon réaction ñi fa nekkoon duñu def lu dul sukkandiku ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ko teewoon li ñu wax ba leen enquêteurs yi dégluwee. Dame Amar moom nee na ay 23h la nelaw moom ak copinam bi jógee France ay 5h du matin la ko jaajataal yee ne ko Iba Thiam dee na ci noonee nee na la quitté appartement bi pour bañ yenn problème yi dem nettali ko benn xaritam bu nekk plateau. mais ki nga xamante nii mooy jaajataal moom dafa weddi loolu nee na moom ñoom Dame Amar bi Iba Thiam tàmbalee di wàccu deret la ñu daw quitté appartement bi moom kese moo fa desoon laata muy woo sapeur pompier. te ba tey moom jaajataal mooy wax avant Dame Amar di daw mi ngi doon jaabante diggante chambre bi mu nekkoon moom ak copinam bi ak chambre bi Iba Thiam ñàkkee bakkanam. am na aussi beneen waay bu ñu teg loxo buy wuyoo ci turu Amadou Niane mais moom teewewul woon soirée bi mooy xaritu Dame Amar bi nga xam ne moo dëkk plateau. parce que Dame Amar moom bi mu dawee ci appartement bi ci xaritam boobu la dem expliquer ko affaire bi bàyyi fa otoom avant moom Dame Amar di daw làqatu ci benn appartement bu nekk Yoff foofu la ko gendarme yi localisé ba jàpp ko. mais leneen aussi li ñuy leeral mooy moom xaritu Dame Amar boobu di wuyoo ci turu Amadou Niane amul casier judiciaire bu vierge maanaam yoon mosoon na ko topp ay weer ci ginnaaw parce que bu ñu remonté dans le temps section de recherche tegoon na ko loxo pour trafic de hashish. hashish benn xeetu sinébar la boo xamante ni ñu ngi koy jëlee ci fleuru cannabis mélangé ko maanaam boole ko yeneen composant pour am dose bu gën a kawe. à la base ci cannabis la jógee xeetu drogue boobu noonu mais muy gën a cher cannabis parce que dañ ko valoriser ak ay yeneen composant. léegi moom Amadou Niane di xaritu Dame Amar tegoon nañ ko loxo ci traficu yenn xeetu sinébar yu mel noonu mais lu doy waar mooy biñ ko yóbbee woon tribunal 15 jours de prison lañ ko condamné maanaam fukki fan ak juróom dong lañ ko daan. moo tax bu ñu naan yoonum Sénégal dafa am ñu muy rëq seen digg ak ñi muy bayal yu mel nii moo tax. léegi nag li des ci affaire bi mooy détail yu autopsie bi nga xam ni def nañ ko leneen aussi li enquêteurs yi bëgg a xam mooy drogue bi ñu doon jëfandikoo ba su soirée privée boobu noonu fan la jógee kan moo ko indi ak ci ban réseau la bàyyi ko. te ñun loolu gëm nañ ni suñu enquêteurs yi ak ni ñu xarañee bu ñu leen bàyyi ñu def seen liggéey sans pression parce que xam nañ réew mi naka lay doxee dinañ feeñal réseau bi. d'ailleurs section de recherche lu yàggul dara duggoon nañ seen loxo ci mbir mi donc ci côté enquête bi ñun am nañ ci yaakaar mais naka lay demee buñ ko yóbbee tribunal foofu la laaj bi di sampu. léegi nag ñun li ñuy tënk ci mbir bi mooy occasion la tey pour justice bu Sénégal wane ni nekkuluñ fi ma Samba wala ma Demba. occasion la pour ñu wane ni nekkuñu fi rek pour doomu ñi nga xam ni dañoo ñàkk. parce que bari na tey ñu ne ci kaso bi ñoo xam ni benn juin bu 1000 francs la ñu leen jàppee tëj leen ci kaso bi donte cautionné wuñ ko sinébar ak bu mu mënti doon baaxul. mais bari na ñoo xamante ni ñu bokk ci classe boobu noonu ba léegi ñu ngi ci kaso bi àtteeguñ leen te yàmbaa kese lañu leen jàppee ñu ko doon tox mais ñii ñoom li ñu boole moo bari. dañ doon utiliser drogue dure muy cocaïne te suñu yoon di ko aaye te ñun ñëpp xam nañ ni drogue boobu noonu xeetu drogue yu mel noonu du n'importe qui moo koy jaay maanaam enquête bi buñ ko poussé ba mu gën a sori am na ci ay ponkal yoo xamante ni ci biir réew mi daañu daanu. ñaareel bi mooy dañu nekk ci période couvre-feu autorité jël ndogal ni à partir de 20h jàpp 6h du matin kenn amul droit génn sa kër donte yitte ngay dox parce que jàngoro ji di coronavirus la ñuy bañ mu law ci réew mi. ñoom ñu violé décision boobu noonu benn ñaareel bi ñu jëfandikoo benn ci ay sinébar yi ñuy tere ci réew mi ñetteel bi ñu fekk ab doomi aadama nekk diggante dund ak dee ñu daw bàyyi ko fa. en plus jamono gi nga xamante ni fa lañ toll nii bu ci kenn ci ñoom amoon jàngoro ji di Covid 19 ñaata innocent la ñu naroon wàll parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bàyyeekoo nga ci benn gox di xëy ci benn bërëb liggéeyukaay. maanaam ci benn bés feebar bi mënoon a tasaaroo ci ay téeméer wala junni doomi aadama te ñoom ñooy nekk les premiers responsables ndax lan topp seen na su bakkan. ñun nag am nañ yaakaar ni bu desee ci section de recherche donc lépp dina leer xëy na nu muy demee ci wàllum yoon la ñuy laaj. et jàpp nañ ni aussi occasion la pour suñu justice wane ni nekku fi rek bu rëq ndiggu doomi aadama yi nga xamante nii dañ leen di woowe ay baadoola mi ngi fi également pour doomi borom alal yi nga xamante nii ñenn ci ñoom du ñëpp am na ci ay doomi borom alal yoo xamante ni kenn du leen dégg ci yenn yi mais ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni ñoo moom réew mi ba tax autorité di jël ndogal ñu koy jalgati ngir def seen yi fi caaxaan ñu xamal leen ni yoon ñëpp la fi nekkal ngir mën a jox leçon bépp citoyen sénégalais.
donc jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.